jiku na ñu jongante mook Lac de Guiers 2 sa signature contrat ba ca Maris dégg na kàddu yu ñu fa waxante premier combat ba ñu dellu ci da nga wax ba aalu Moustapha daan ne lii mooy combat lu tax nga war a waxoon loolu ni lii mooy combat. Pourquoi? Parce que xëy na bu ma nekkoon ci kaw tribune bi du ma ko wax mais ce jour là maa ngi woon juste à 20 mètres de ñoom, même pas 20 mètres. da nga doon def mel ni da nga doon def li ngay def nii mais da nga ko dund. dama ko dund bu jege parce que dañ ne ku jege gën a yaay lañu wax. donc maa ngi woon ak ñoom à 20 mètres, moins de 20 mètres je veux dire. ma gis ne ñaari mbër yi gisuma lu ñu deful ci ñoom ñaar jour boobu. ñu deful c'est-à-dire dañoo bëre prolongation dafa raar ci combat bëre 10 minutes reposer 3 minutes bëriwaat 10 minutes reposer 3 minutes ñëw bëriwaat 5 minutes. match nul ku nekk dem joxuñu kenn ndam yem nombre d'avertissement yem nombre de sorties délibérées le combat à feu la woon c'est normal loolu nag daf may indiwaat tuuti ci Eumeu Sène nous sommes en spécial pour Eumeu Sène waaw c'est spécial Eumeu la nag. Eumeu Sène boo seetloo combat yu mu bëri yu yàgg yu guddi yëpp daf ci am ndam mais bii amu ci ndam match nul la yóbbaale Eumeu Sène ba ñu bëre ak su lay doog combat bu gudd la te yàgg daf ci am ndam Eumeu Sène ba muy bëri ak Gris Bordeaux barki Dembo Ndiaye yàggul combat bu yàgg la te gudd daf ci am ndam donc Eumeu Sène mbër mu endurant la. ba li ma waxoon ci entraînement sànq rek. combat bu yàgg la gën a mën combat bu gaaw boo seetloo Eumeu Sène sax combat yi moom defee yëpp sax ay combat yi gaaw la. nga cueillir ko à froid daan ko mais combat Eumeu Sène su ma jëm ngemb mbër muy bëreeg moom pour mu bëreeg moom dama ko wax na combat ba gaaw bul génn 5 minutes njëkk yi. parce que am na pourquoi ma koy wax moom mooy am na mbër yu mel noonu. lu combat gën a yàgg ñu gën a Eumeu Sène donc dama gis ne Eumeu Sène gasoil la diesel la comme ni ñu koy waxee. tàkk daal mooy nee nañ oto diesel bu xasee tàkk bay daw bu duggee 2 kilomètres 3 kilomètres lu mu gën a yàgg rek mu gën a am allure donc Eumeu ci xeetu mbër yooyu la bokk. boo seetloo Eumeu commencement combat mi salaamaaleykum maaleykum salaam bu defee ay activement xëccante fàq bi yuutu rek dafay commencé am foofu problème mu sonn parce que dafa bokk ci mbër yi nga xamante ne gaaw ñu jot seen deuxième souffle. loolu tam gars yi foog ñu ciy bàyyi xel bu baax a baax deuxième souffle boobu su xasee dugg nag Eumeu il est ouvert mën na bëri ba suba xool ni mu bëri la dëgg ni mu ko dë ak jàppante yi fu na mu yóotu fa fu na mu seet fa fu na mu dàq fa siggi sax ba boole ñaar tànk yi siggi ba aligné ñaar tànk yi nga xamante ne dañ koy tere mbër dañ naan la booy taxaw jiital sa benn tànk benn bi dox ci ginnaaw mais Eumeu dem na benn moment ñaari tànk yi daf ko taxaw aligné ko nii teewul mu seet dafa bëggoon jeexal combat bi da doon yóotu pour jàpp mënut a jàpp attention ndax Lac dafa jàpp dafa dugal ñaar loxoom pare xañ ko mu jàpp tu vois mooy la ñu waxoon ci Lac de Guiers duñ ci dugg nag dañ koy bàyyi dañ koy tegee nii rek ba ñëw ci moom waaw ndax Lac dafa yóotu loxo yi ñaari gañe dugal ba pare tàllal loxo yi sànni yaram yi ci ginnaaw Eumeu mënul jàpp fenn moo ko gën a gudd ay cër donc nag ci boobu cadre nag la Eumeu doon débrouiller pour seet du mu koy jàppee ba fu may waxee yoon ni musul jàpp c'est important la ñu wax nii donc Eumeu Sène mbër la buy bëri ci combat bu gudd combat bi tamit nañ séentuwaat mu gudd parce que ki mu bëreel aussi mbër mu yàgg bëreel aussi te combat bu gudd donc ñoom ñaar seen condition physique duñ ko tënkee ba tënkaat ko ce jour là keroog non kenn mënu fa génne ne diw sangam moo gën a taxaw physiquement ndax dañoo bëri kat ba temps ba jeex ñu yokkal leen prolongation kenn daanul ñu def match nul ku nekk ñu bi sa kër. kon mën nañu wax daal ni li Moustapha Segg leer na naññ ci côté combat bu mu bi fi jotoon xew ci seen diggante moom Eumeu Sène ak Lac de Guiers ndax comme ni ñu ko tàmm wax rek bëri nañu ba dugg boîte vocale bàyyi fa message donc nag ci loolu rek la ñuy àndee xool li ci net bi te dellu si waat reetaan tuuti nag. 또 한 번의 기회를 놓쳤습니다. 자, 그리고 교체 투입해 들어온 파드 선수인데요. 골키퍼 다리 사이 빠졌군요. 문은 열려 있습니다. 문은 열려 있는데요. 여기서 왼발 슈팅 골포스트 맞고 튀어나온 볼. 다시 한번 뒷공간 왼발 슛! 믿기지 않는 상황이 펼쳐졌습니다. 교체 투입해 들어온 파드 선수가 결정적인 이 기회 아무도 없는 무인 지경 이것을 왼발로 밀어넣어봤지만 Referee is Monty Oswald. Let's have a good, clean, professional fight. Punch a little high here. I'm not going to call that low right on the belt, okay? Let's have a good, clean fight. Touch him out and come out the belt. by knockout, and now Grimsley with the first punch, and that looks like it is it. Why is the referee counting? You don't have to count on that. This fight is over. The referee counted him out. He's still punching, still trying to fight. Crawford Grimsley is confused.
He's not quite sure what he's supposed to be doing. He's got his hands up. He thinks the fight is still going on. Here's what happened. Boom, no, right on the side of the head. Moustapha dañu déglu léegi ngeen ne Eumeu Sène mbër bu endurant la. mën ko jàmpate avantage kon mën nañ ko jàppee avantage jàngatal ñu avantage yu Eumeu Sène ba su combat boobu. avantage yu Eumeu Sène booy xool Eumeu Sène jamono yi ñu weesu waaye nañ ko ci benn film ou benn émission mu demoon ñëw na ko ñu def ay série de boxe di dóor ay coups yu jaaju te jaar yoon mais coups yooyu bu ñëwee ci combat bi du ko dóor neen la koy dóore parce que mbër moom na nga jàng bëri très souvent rek moom ngay wane ci arène bi ak loo jàng-jàng direct bu jub crochet bu jub mais boo ñëwee ba ci làmb ji rek ngay commencé gis ay laaw gis ay xàcc posé naa ko question yi ko sax di ko laaj ne ko yow bi ngay sànnee si kurpeñ bi keroog ci Lac de Guiers mais kurpeñ bi dalu ko avant bras bi moo ko dal mu expliqué ma ci li ma ci expliqué c'est important maintenant combat bi di ñëw avantage am moom mooy mu provoqué Lac de Guiers numéro 2 bagarre indi xeex ndax bërikat saa bu la woowee xeex rek normalement dafa la leen di bëre maanaam xeex pour ubbi bunt la bu ñu caabi bunt buñ caabi la soo yorul caabi doo ko tijji xanaa nga dajj ko caabi bi na mooy xeex mooy provocation jàpp kurpeñ ñu fay nga jóol ak moom donc katam ngeen bëre ëmb bu ñëwee ci combat bi lépp avantage ci moom est-ce que Eumeu mën na xeex Eumeu mën na xeex mënul xeex à 100% boo mënee bëri dëgg xeex bi du la intéressé. mais gis nañ ko moo Gris Bordeaux kurpeñ ñi takkar naa seg Touba Dakar yi daal. wax kay bàyyi boobu nag lu waral loolu moom mooy xanaa déggoo ñu ne gaynde gu ñu gaañ te rek Eumeu dañ ko blessé. waaw gaynde mer dafa ga buñ la gaañee ci lamb rek dootoo seeti à comprendre da ngay bëgg a fayu très souvent noonu la mbër boo ko gisoo mbër boo ko dóoree ko dama bëgg a fayu parce que mënuñu muñ ko leen dóor ñu taxaw digérer ko déedéet. donc foofu seen orgueil mooy yëngatu seen orgueil mooy yëngatu nag foofu nag fa la mbër di bëree nag moo tax ñu naan da nga koy cokkaas. bu fayee kooku ba bëri moom donc contact de lutte bu amee ñoom ñaar ma lañ koy conseillé mu moytu aussi Lac de Guiers saxaat ñaari gañe te parce que loolu la bu sëqee ñaari gañe tamit su bëggee jàpp dina am problème bu jeex. mais loolu la ko koy xañ bi bii kay incha allah doo ko xañ lépp waaw wala bu ci jàppee sama pëtaxul bu liggéey bu jàppee mu pëtaxul ko jaar ci flanc yi. moom sax waxtaan na ci ak ñun ci loolu ci ñaari gañe yi mu sëqoon noonu waxtaan na ci ñun am na feemam bu koy déjoué nee na loolu ñu bàyyi ko moom ak feemam nag ndax ñun nekkul suñu feem bu ñu war a jox Eumeu Sène mais feem la boo xamante ne moom moo ko moom la boppam. feem bu mu moomal boppam la comme spécial Eumeu la ñu wax dañuy ànd rek seetaan rubrique maye te dellu si waat. xam nga am na génn góor goo xam ne góor gi ci biir àll bi la dugg daa dugg ci biir àll bi ni muy doxantoo di doxant ba mu yàgg yam ci genn segg goo xam ne daa jur ba bàyyi foofu ni segg gi juree ba bàyyi foofa moom mu fekk ca benn kuti bu tuuti doomi segg ba mu ko fa fekkee daan na cas doom ja jaawale koog doom yi muus bi mu nee ko cas nag jël ko ci dugal ko ci biir mbuus ma daan ne da koy yóbbu nag jox ca doom ja mu cay fo doomi segg nun koy joxee gone mu ciy fo moom daal daa jël doomi segg yóbbu ba ca kër gi àgg fi ñuy añee mu daan ne ko bëxër ña daal dak si daal koy teg ci biir kër gi bi mu ko tegee ci biir kër gi yaay jaat dem fa mu ko defoon daal di xool gisul segg ga xool gisul doom ya bi mu xool gisul doom ya muy topp tànk yi nag benn par benn di topp tànk yi benn par benn fu mu teg tànk tegg mu teg fa tànk fu mu teg tànk tegg mu teg fa tànk ba segg ga moom ca boppam seen ndey ne yëmm ci kër gi te xam nga segg gu jigéen bu dee soo ko jur day soxor bi mu ne yëmm ci biir kër gi daal di dégg doom jay jooy ca biir mu daal di toppaat ci ruq ba rek daal di damm ci premier virage bi daal di duggaat ci deuxième virage fekk fi ñu sukk ci bool bi bay añ fi borom kër gi ak waa kër gi ak jabar yeeg doom yeeg ñëpp fi ñu sóob seen loxo ci biir bay dank ba yëkkati segg gi daal di xaaxtandiku góor gi daal di téye dank bi jabar ji téye dank bi taaw jaag toppam taaw maag ka ca toppaan ñëpp kenn ku ne téye sab dank ñu ne waa bàyyi lii lu muy wut fii mu ne doom ji da lay jël si bu yeboo ngeen xalab ko suñu consultant escalité bi ma sonalati la rek dama la laajoon force léegi avantage bi nag la ñu wax léegi nag dañuy jàngatal lan mooy faiblesse su Eumeu Sène. lan mooy faiblesse su Eumeu Sène ci combat de lutte. ndax war naa ko wax. pour porter ko préjudice. wala déet wala waruma ko wax. je pense que naa la ubbil buntu tuuti boo ma ko mayee.
vas-y madame. da ngeen ni dafa endurant. bu endurant wul bu combat bi tirewul en longueur. bu gàttee lan lay jur. parce que dañ ko gis ni combat bu nekk bu gudd léegi waxal yow bu fekkee combat bi dafa gàtt rek mën nga ci tënk. ok su gàttee mën nga ci am lu ko naqari parce que nit ku nekk li nga tàmm la. may combat yi ma am ndam yëpp da nga naan defet. ba tey li nga ci am lu naqari mooy mën nga ci am defet ba tey ñu ñëwaat foofu. c'est-à-dire nit ku nekk ci làmb moom da ngay xool li la avantage rek. nga jëfe ko li nga xam ne ku la fa àgg nag muy njombe ci yow nga moytu ko maanaam jiital pied droit di xool ba ñu jàpp sa pied gauche ndax boo gisee taxawaayu mbër ndajoor boo gis tànk ndajoor bi lay jiital jël càmm bi teg ca gannaaw ba mu làq nag mooy baaxul kenn du ko laal soo ko laalee mooy daanu mbër boo gis mu jiital tànk ndajoor ba ca gannaaw wala bokk si 100 mbër téeméeri mbër yu nekk ñetti mbër ñoo cee mën a bëree ñaari tànk ñii bëree ñaari tànk dinaa ci ñëw dinaa ko wax nag parce que gisee ngi ñëw nag ci ñi bëree ñaari tànk yaay raa ñëw ñaari bëri bëree ñaari tànk am ñoo xam ne boo leen féetee côté ndajoor ñu bëre boo leen féetee côté càmmoñ ñu bëre am ñoo xam ne boo leen féetee côté ndajoor ñu bëre boo leen féetee côté càmmoñ daan leen am ñoo xam ne boo leen féetee bu ñu nekkee ndajoor nga jàpp leen ci côté càmmoñ rëcc lañu mën waaye duñu mën a bëre. voilà yaay suñu consultant S-Qualité dañu ni nouvelle vision de la lutte làq-làqal amu fi na la rek may ñu ci ñaari mbëri nga xam dañuy bëree tànk te nga wax ñu ni dañu seetlu ni ëmb dafay fooy bëre. du ko may loolu. voilà fooy bëre bu ñu ko déggee. te nga may ñu ci ñaari mbëri c'est pas day fooy bëre déedéet bëre boo ko yoree. ba mu mokk ba nooy ci yow. booy def dañu naan da ngay fo fekk foo woo. yaa ngi def dëgg. boo maîtriser li nga yore attends dafa nekk trop nga maîtriser sa bëree mën a galgal mën a kot mën a mboot mën a song encore ëmb gars yi dafa am lu seetlu ci moom mu génn ko ci bu bëre Gris Bordeaux à un moment donné dafa daw ne coppataan Gris Bordeaux jël ko yaa ngi dégg Gris Bordeaux li mu expliqué nee na bi Eumeu Sène ne car sama tànk dafa tiit boo xam ne mosu ko tiit ci ko àdduna tiit boobu nag moo waral sama mu rëcc ndax mbër da ngay tiit sax doo ko rëcc kon la ma la waxoon keroog ci avant bu ba dee song loolu mosuma gis loolu ci ëmb ci àdduna mu song di ma gis carrière yooyu yëpp day daw jàppante gi mais keroog ba combat bu méttee mu xam ne clé combat bi mooy dem song dafa daw ne coppataan Gris Bordeaux kon bëri na fenn ah si day song Eumeu day song di bëre nga song ko mu bëre nga jàpp tànkam mu bëre Eumeu gisoo muy bëre nga def sax volte face di topp loxo yi di wëndeelu. dinañ gis Eumeu muy mbot. ah si mbot moo ëpp ci bëreem déjà. waaw léegi doo ñu may nag suñu consultant bu baax bii may ñu ci mbër yi nga xam ne dañuy bëre ñaari tànk. may ñu ci dañuy bëre ñaari tànk ak du ordre du jour tey jii. waaw tey jii Eumeu Sène la nañu wax ci Eumeu Sène ba mu saf sàpp rek. léegi kon bëggoo ko wax man mën naa ko wax. bu jotee ci Lac de Guiers tamit wax ci Lac de Guiers moom saf sàpp mais moment bi comme Eumeu Sène la Eumeu day mboot soxna si. kon ñaari tànk lay bëri. Eumeu day galgal soxna si. waaw kon day bëri kon ñaari tànk lay Eumeu bëri. day yenu te gisaguñ ko mu yenu. kon day bëri ñaari tànk. ah wax dëgg la ko de. Papa Sow day bëri ñaari tànk Papa Sow day bëri ñaari tànk. ah nee nañu yenu na ngay lu kon nag waxal. ah yenu na ngay lu moom Eumeu Sène waaw. nee naa day yenu. waaw Papa Sow nag gisoo ko bëri ñaari tànk. Papa Sow dina bëri ñaari tànk. waaw lu tax nga ma ko doon bañ a bay rek. est-ce que Papa Sow dina bëri ñaari tànk am na ñeen am na champion yu mag yu waajal combat bu mag tamit yoo xam ne dañuy bëri ñaari tànk waaye waxoon nañu itam doon ngeen soxna si. loolu koy wax parce que rek consultant S-Qualité. bu la ko wax nag. doo en tout laaxal cas kii di Lac de Guiers ak kii di Eumeu Sène comme que ci ñoom lañ nekk. ñoom ñaar ñëpp kenn du ci bëree ñaari tànk. kii tànk càmmoñ lay bëree kii tànk ndajoor lay bëree soxna si seen tànk dañuy jege ñoo trop li ñu naan seen tànk dañuy fóonante mooy am ci combat ba maanaam seen ñaari baaraam dañuy laalante si boobaa waaye dóorante ba day jafe nag ndax gauche ak droite bu ñu dee bëree seen tànk yi nan muy jigéeyoo loolu dóorante bi di jafee. dinañ ci ñëw ci dóorante bi noonu lay jafe ndax gauche ak droite tàmm na ko wax bu ñu jàkkaarloo rek dóorante bi du nekk xeex boo xam ne comme ni mu koy waxee bagarre bu organisé. ñu ànd xool où étiez-vous te dellu si waat. combat am na combat boo xam du ma ko fàtte. dama ko préparé mais ci diggante bi ma war a tukki. mooy combat Gris Bordeaux ak Eumeu Sène. mooy revanche bi wala bu njëkk bi. waaw ba mujj bi dóor yu métti te nga xam ne Eumeu Sène mujj ko daaneel boobu laa seetaanul en fait dama ko seetaan le lendemain parce que dama amoon conférence Washington jóge fa dem Atlanta su may doom yi ñu ngi Atlanta dama obligé wax benn doom bi mu dugg ci internet bi pour génneel ma combat bi foofu laa ko seetaanee te nag mu doonoon combat bu métti mais combat boo xam ne bi aussi mujj na terminé dans de bonnes conditions puisque am na ku daan am na ku daanu. ah déedéet ki daanoon kay xam nañ ko Eumeu Sène moo daanoon. Eumeu Sène moo daanoon mais foofu la d'ailleurs Eumeu Sène jël affaire bi ñu dóor koy pare affaire bi kii mu taf ko ba supporter am yi ñëw ay yeneen combat yi ñëw ku ci nekk taf ko kay moom maa ngi koy fàttaliku bu baax. ñu ngi woon ci faiblesse xanaa bu ñu nee faiblesse dinañu wax force
waxal force Eumeu Sène. wax naa la force xaaral ma gëm ma avantage bi nga wax avantage lan la koy indi mais am na force boo xam ne Moustapha force dañ koy tënk ci lu bari Eumeu def na lutte simple Eumeu def na lutte gréco-romaine ànd na ak Yékini mi nga xam ne mooy le roi des arènes dem championnat d'Afrique ànd ak Tidiane Faye war nga ñu mën a wax nag lan mooy force Eumeu Sène par rapport ak Lac de Guiers c'est vrai que spécial Eumeu la mais li waral mbaboor li waral coow li ñoom ñaar la ñoo war a daje bien sûr ñoom ñoo war a daje donc ku nekk dañuy segg sa qualité wax say défaut bu ci amee léegi wax ñu force bi léegi nag ñëw ci ay force Eumeu Sène dama yomb trop parce que gis naa ko mu bëre gis naa ko mu bëre une vingtaine de combats gis naa ko mu bëre sax mbapat kay mbapat day defar mbër yaa ko wax gis naa ko mu bëre mbapat mbër mu sawaroon la aussi ci mbapat daan ñëw suñu ko di bëre ba mu tas bu njëkk mbapat Zeynab soo bëree ba mu tas da nga fay toog di xaar liñ naan tànganaa luy tànganaa mooy jamono yi ñu bëri mbapat tànganaa yaakaar nañu xam nañ ko da ngay bëri ba pare jox la 200 francs CFA nga dem jënd tànganaa meew mburu mayonnaise jaxase lekk doog dem tëddi léegi tànganaa amatul léegi tànganaa la ñuy wax mais voilà léegi on parle des millions mais ba tey mbapat nag dañ ko wax de soit fi mu nekkoon parce que mbapat apprentissage la da ngay jóge sa kër dem bëre ñu jox la 200 francs ba pare yaa bëri ba pare yaay rangé la chaise ba pare ñibbi sa kër te mu fekk naa ko ci jamono jooju ñu bëri arbitré naa combat ak Mbaye Diouf mii. yow mii consultant arbitre. arbitré naa combat Mbaye Diouf Eumeu Sène fii ci Médina rue 15. kon suñu consultant du consultant rek la arbitré léegi. maa ko arbitré parce que boobu temps mbër yi nga xam ne dañu toll ci digg jamono di bëree ñu arbitré les mbër mbapat comme man damaa bëri mbapat booy baa mbar di ma arbitré Birame Ndiaye di ma arbitré Toubab Ndiaye di ma arbitré Amadou Kati Diop di ma arbitré ñoom Balla Gaye di ma arbitré ñoom Papa Diop Baston di ma arbitré Boy Niang di ma arbitré parce que lamb comme ni nga waxee ay génération yu toppante lañu. ku la jiitu nag jiitu la ci lamb dem bay bëri arène bi mootoo bëri mbapat yow da ngay yow sax mbapat bàkku ñu jox la sifle ba nga la arbitré bu dee mbër moom personnalité nga nag di rafetal mbër yëpp ay sawal ñëw di bëri. kon daal su ma mosaan téye sifle di arbitré 50 personnes wër ku ne di ma xëcc bu njëkk mbapat da ngay ñëw 50 mbër wër la. ku ne téye moroomam maa kii la da ngay taxaw xool daal di siffler 10 combats ci saasi sëq ñi siffler génn bàyyi leen ci biir. daal di leen ëffal. kon daal suñu consultant bi du consultant kese. arbitre non mënut a nekk. non waa CNG lañ la commencé wutal place rek ngay arbitré. léegi consultant pour daw sujet bi waxal ma ci force. force Eumeu Sène. waaw foog nga jëlee si ci force Eumeu Sène. waaw boobu dee. bon naa la ci ñamal tuuti ah. ayca am na force am déjà en tant que grand technicien de lutte. déjà bu fekkee dafay song. ba pare boo ko songee mu bëri rek doy na ci bëri. encore une fois mu bëre boo ko songul mu bëre. boo ko songee mu bëri bu la songee bëri. loolu la ñu moo tax ñoo ko mbër. boo jaaxlee song soo jaaxlewul xaar ñu song la nga bëri soo jàppantee aussi bëri bëri dafa am ay yëf yu bëri yu ci nekk yoo xamante ne gars yi dañu ko war a ràññee encore une fois c'est-à-dire dafa am ay mbëru songkat am ay mbëru jàppantekat. moom mosuma ko xamal song jàppante laa ko xamaloon ba ci Gris Bordeaux ba gis songam donc mbër yi ku ci nekk yaa ngi làkkal sa ruq di xool la maak nga koy mottali. combat am ak Balla Gaye dañu gis ni ku déclenché xeex. moom moo déclenché xeex bi. kon moom Balla Gaye démarré mu doobal ko ñaar loxo. c'est-à-dire mbëru jàppantekat la ëmb. mais jàppante ci gaño jàppante ci kaw. waaw kay loolu laa bëgg Moustapha ñu leeral. mais jàppante boobu nag lañ ko mos a xamee ba keroog nag mu indi song léegi lan la ñu indil nag bu bëree ak Lac de Guiers la dul xam c'est-à-dire moment bi may waxee yow nii kenn mënut a xam Eumeu Sène lan lay indi bu bëree Lac de Guiers mais déjà mbër moo xamante ne aussi dafa ñeme action mbër boo fekkee dafa ma leer na boo jàppantee da ngay bëri rek mooy yow mi say point fort mooy feeñ faiblesse yi du feeñ mukk. xam nga sànq dama ni la day fooy bëri li ko may est-ce que du li mu jaar équipe nationale comme ni ko Tidiane Faye waxee woon rek de laaj dellu si parce que man sama entretien boobu daf ma amal solo. Moustapha ndax ne équipe nationale day forger mbër. mënul woon song équipe nationale dimbali na ko mu song mën nañu bëri te duñu laal ngemb donc loolu force la ci ëmb mën na bëre ak Lac te du laal ngembam kon. parce que noonu la bëre ak Balla Gaye. si waaye nag mën na bëri ak ëmb mën na bëri Lac te du laal ngembam mais nag bu Lac jàppee ngemb la day yàq bëreem parce que am na ci mbër yoo xamante ne yàq bëreem. voilà jàpp ngemb day yàq bëri ndaanaan waxtaan na ñu jàpp ngembam. ma def ni ndaanaan bu ñu jàppee sa ngemb. déedéet am na ñoo xamante ne bu ñu jàppee sa ngemb dañ ko maîtriser sama xel dem na ci Birame Ndiaye sama maître maa ngi koy nuyu bu baax a baax mbër yi te Sénégal yëpp Birame Ndiaye àgguloon yéex naa am 90 kilos ci làmb tey Amoura Sarr la doon bëreel ay Manga 2 ay Alioune Seye ay géant ci làmb ji ku mu ci mos a dugal loxoom góosam ba saxal ba suba la ko daal parce que lu mu maîtriser lu mu mën la mënin dafa fort Lac de Guiers 2 dafa mun sëq gaño moo tax saa bu sëqee gaño daan ko di jafe.
kan la fi la dee diggante sëq de sëq spécial ëmb nañu wax ëmb ok moo tax mais comme spécial ëmb la ñu wax aussi buñ dee nattam di tëkkale lu indi woon combat ba mooy jàpp ngemb la jàpp ngemb moom ëmb xamante ne du laal te ngembam parce que xam na ne fa la ko bloqué daf nga loolu nekk rek mënut a génn jàpp ngemb bi mu mënu jàpp ngemb mënu lijjanti bal aj loxo ca kaw si bal mais bal boo balee ñaar loxo ñu sëq sa ñaari gaño tamit da ngay emprisonné sa bopp moo tax ñàkk jàpp ngemb boobu ëmb na du lag du laal sama ngemb ci kër àdduna balaa bëgg test du laal sama ngemb wax na ko ci émission bi donc ëmb dina bal ñaar loxo bëre gis ngeen comment Balla Gaye 2 ëmb dina dëbb loxo sàlli lalli plaque gis ngeen ko moom ak Gris Bordeaux dina mbot ëmb dina mbot gis ngeen ko maak Ousa Sow yàgg na dina lalli ëmb amul bëre bu mu bëre bokk ci gàttal pour leen la ko rek donc c'est-à-dire leen laa gisagul ci làmb de te ñàkkul am na gisaguma ñu war ko ndomb war ko mën a buddi gisaguma ko mais gis naa mu trébuché raam def raamu mbëtt combat bi passé moo la déggee de bu ko la déggee jël embarque ko di ko yóbbu dafa teg loxo bi dafa volte face tourné jàkkaarloo ak moom mais yéen ay souplesse la ay fas façon bëri la donc ëmb ay fooram laa gisuma faiblesse am ay mën a bëri am kuy bëri ci tànk di bëri ci loxo di bëri ci ndigg am souplesse soo waree daanu doo daanu te ëmb ñaata yoon la tànk la Gris Bordeaux jàpp tànkam mu war a detteelu segg bi naka la ciy génnee volte face tourné loolu souplesse moo koy joxe gis nañ ko barki dem ja aussi combat Tidiane Faye ak Balla Diouf dóor ko peñ mu war a toog def volte face tourné jàpp mu ko jàkkaarloo ak adversaire ba parce que dafa jaar équipe nationale de lutte kon la ñu waxoon rek équipe nationale de lutte am na njëriñ lool ci mbëri te mi ngi feeñ Yékini ngi nii nekk sa king maa ngi wane Tidiane Faye ngi wane olympien la attends madame def naa Jeux olympiques en 1988 def naa Jeux africains en 1991 def ñetti yoon championnat dafa du gréco-romaine waaw wala déet saa bu waraan daanu dama ciy génn saa bu mu waree ndomba damay bëri suñu jàppee sama tànk damay bëri buñ ma séentee fu ñu la féete boo jaaree équipe nationale de lutte tàggatukaay la fu ñu la féete dafay bëri leer na ci yow leer na ci man ñu dem segg bi deuxième segg bu phase bi nee na équipe nationale kon nag mbëri il n'est pas trop tard ngeen dem xool équipe nationale wala ngeen jege ku fréquenter équipe nationale ndax mu mën a corriger seen yenn défauts yi Moustapha dañuy wax ni bëre Eumeu Sène ak Lac de Guiers incha allah le 8 avril ñëpp a ngi koy xaar mais su fa jëlee ndam yan buntu la koy ubbil ak bu amee defet ñaanaluma ko lan la koy jural. waaw ñaanaloo ko certainement mais kon ni may xale yi tout le temps rek. làmb ñett yëf ci nekk victoire. défaite match nul mu ñetti yëf. ak sans verdict. sans verdict moom mooy match nul rek nga xoolaat ah. kon la boog ñu yokk ko muy ñeent ah. Eumeu Sène amul fu ko victoire bi di yóbbu mbaa fu mu koy dellusiwaat fi mu dugg ñu naan la cour des grands boo seetloo avant Balla Gaye 2 mii di ba léegi Yékini maa toogoon fii ci télévision Futurs Médias ne prochain adversaire u Eumeu Sène bu doon maa ko yore Yékini la. ngay dem seeti le meilleur loo fa am muy loolu. kon su daanee dak Yékini. bu daanee am na Yékini ci kanamam am na revanche bi war accordé Balla Gaye dégg nga am na Modou Lo ci kanamam ay adversaire la ñu am bari na adversaire actuellement Eumeu fu mu toll ci la macha allah nekkatul ku ñuy seetal naan dafa wàcc catégorie dafa yëg catégorie mën nga fa ñëpp di nekk fa ñëpp di naane ndaala ñëpp di naane fa la Eumeu di naane amul benn mbër bu Eumeu Sène jomb ba lay yëg ci Sénégal. de même que son adversaire ah. bi ñu jëlee Abdou Diouf moom Bruce Lee dafa ni moom bu daanee Bruce Lee même sax dafa am fu muy séntu gisuloo ñu boole Eumeu ak Abdou Diouf. mais Abdou Diouf amel na revanche Eumeu Sène mais wax dëgg mooy lan mooy lamb ji gars yi dañuy tànn biir ak tànn ceeb mais ku nekk xam na ko war a bëreel ku mu nekk nag nga ne maa lànk bëree maa diw. waaye lamb boole leen de Abdou Diouf ma jógee léegi maa ngi ci Eumeu Sène mais mu dugg ci Abdou Diouf tuuti ngeen baal ma. Abdou Diouf ban mbër ci Sénégal moo war a taxaw naan du ma bëreeg moom xaa nga bëgg nga bañ a bëreeg moom ci gàttal. wala nga ragal. maa ngi dégg ñu affaire Eumeu Sène ak affaire Modou Lo combat la Modou Lo Abdou Diouf combat bu neex la combat dàq ko Abdou Diouf Gris Bordeaux combat la. muy revanche. Abdou Diouf Tyson combat la. yaa ngi tudd combat yi de. Abdou Diouf amul ku ñu bañ a mën a boole xool li mu def. dafa nee dafa wàcc benn escalier pour bëreeg Bruce Lee parce que bañ a toog bëree parce que gars yi dañu bañ a bëreeg moom tax ñu bañ a bëreeg moom c'est un grand technicien Abdou Diouf li mu bëreeg Bruce Lee fii ñu wan leen ko léegi ku muy bëgg di ko def. Moustapha Abdou Diouf bëreeg képp lay def de. Moustapha ci tënk léegi rek ci tënk bu
fekkee dafa am défaite moom Eumeu nan lay def dina toog toujours dans la cour des grands wala day wàcc. ndax du ko fa génne bu amee défaite ak victoire yëpp du tee mu rëb rek Eumeu Sène nii combat bu ñu teg la de attention Eumeu Sène ak Modou Lo li ñu naan defal nag dafa tàkk rek xaw a gëmm jógewu fa boo yëngal muy tàkk. après combat bi quel que soit le résultat di nga dégg naan Eumeu Sène Modou Lo wala nga dégg naan Eumeu Sène vainqueur de Balla Gaye Yékini Eumeu Sène yi la jëpp mu daan ak bañ a daan de même que son adversaire. jërëjëf Moustapha noonu rek la ñuy àndee xool wax feeñ te dellu si waat. xool nañu le tigre li ñu gis yëpp nga wax ko ci Eumeu Sène nan nga jàngatee ci tënkal ñu lépp rek mu nekk sa kàddu bu mujj boo gis ci combat bi nga xam ne moom la ñu ñëw ci spécial Eumeu bi bu ñu fàtte tamit ni dinañu fi am ni ñu defee Eumeu Sène incha allah semaine prochaine noonu la ñuy defee spécial Lac de Guiers 2 wax ñu ni nga gisee ci tënk xam nga. waaw Eumeu Sène li ma mën a gis ci moom mën ko wax ci moom dafa mel ni ma dem géej rek tànq ci benn ndox benn kaasu ndox li ma ci mën a wax ci moom bari na mën naa soon toute une année mais lépp duuf ci nag li xaju cin li di wax mbokk Sénégal yi ñu leen rek ñu ngi jëm ci combat boo xamante ne ni ma taxawoon di yuuxu naan li mooy combat loolu séntuwaat si ñaari mbër yi donc ñu leen di naab rek ci discipline ak respect ak fonk li nga xamante ne mooy làmb ci combat bu neex lañ jëm ñaari doomu Sénégal war ko def ñu tànn leen nag ñu doon ñaari mbër yi nga xamante ne ñoo gën a naqaree bëri ci Sénégal man loolu laa wax. naqaree bëri ci muy Lac de Guiers ak muy Eumeu Sène ñaari mbër yu gën a naqaree bëri ci Sénégal ñoom lañ boole. ñu bëre woon nag tëwoo li xew ci combat boobu liñ ci mën dafa ñu mën a jëlee si waat ay at ci ginnaaw ay mbéygéey booy bambara machine ñu jëlee si waat leen mbéygéey Moussa Diamé Double Less booy bambara Double Less yooyu war a am bu njëkk. loolu la ñu dekkalaat ci lamb gi nag match ni ñaar mbir bu ñu ko defee balaay combat dox seen diggante yow ren dellu si waat mu leer te yaa am nañ ci ñoom yaakaar ne combat bi ñuy jëm ñu diggante Eumeu Sène bu écurie Tyson nekk premier combat am encore surtout ci écurie ci air yi bees yooyu mu Tyson mu war a bëre Lac de Guiers numéro 2 ginnaaw seen revanche xëy na su ma jógee foofu damay bëgg tàggoo mais bala may tàggoo aussi di fàttali ne am na combat yi dox ci diggante bi ku ci mel nii Double Less numéro 2 doomu Daouda Fall ji dem nañ ba këram jël ay image ci moom war nañ ko wone
waaye nag amaguñu son adversaire. xajagu fi moo tax amaguñu son adversaire muy Boy Niang di doomu dëggal. bu jógee phase dinañ ko jël combat boobu su ma juumul ci biir mois de mars bi la. bien avant combat ñoom la dëgër bi dinañ ci dugg. seeti leen waxtaan ak ñoom mu ngi jox aussi rendez-vous les amateurs ci combat bi nga xamante ne dafa am ci diggante Balla Gaye numéro 2. doomu dugal la ci xale bi nga xamante dafa ñëw rek bëgg a tas jamono dina jekk le meilleur des meilleurs mu Yékini. loolu 22 avril la dinañ ci ñëw bu xóot ñëw bu gën a yaatu donc ñu ngi de passage aussi foog ñu saluer aussi Luc Nicolaï bi nga xamante ne moom monté combat boobu di ko xam ne ñu ngi ñëw balaa dara di xew. tàggool waa Régis nee nañ ma sa temps jeex na bu yàgg. tàggoo na li ñu bëggati ne. waaw salaam di ñaan salaam ci Sénégal ah. waaw di fàttali Sénégal yi aussi que ñu ngi jëm ci approche des élections ñooñu ñaan rek ngeen dem jëli seen carte bu passé dem sànni ko ñibbi seen kër te xaar résultat yi li ne kanam rawul bët. li ci kanam yaa salaam sama gars yi. li ci kanam rawuli bët yaa salaam gars yi noonu la leen Moustapha Gueye tàggoo man nag maa ngi naan leen. ñu ngi jaajëfal ñëpp ñi doon saytaan L'Oeil du Tigre mais nag dafa am benn tiis bu dal ci man ndax gonek Sicap Baobab laa foofu rek laa xam fa laa juddoo fa laa yaroo fa laa màggee ñu am suma xarit bu baax boobu di styliste Binta Kane ñu koy woowee Binta Baaxum génn àddina ñu ngi koy ñaanal fa mu nekk gënal ko fii mu jóge di ko jaale yaayam di ko jaale papam di ko jaale Kiki madame Fall Kiné Ngom ci noonu rek lañ leen di waxee beneen numéro L'Oeil du Tigre fii ci TFM yeneen i feem yeneen i clé